très rapidement donc ñu nar a waxtaanee feebar bu nga xamante ne jaaxal na parents yi parce que dafa xaw a bëri ci xale yi muy lu jëm ci eczéma atopique. ñu jàppee ko topp siti. tur boobu man musuma koo dégg sax. voilà mooy siti rek léegi toppum siti li nga xamante ne moom moo topp siti bijou donc moo tax olof di ko waxee noonu tubaab di ko wax eczéma atopie mais déjà ñu expliquer rek ci ndorteel bi lan mooy eczéma donc mooy xeetu plaque boo xamante ne dafay rouge ci kanamu nit ki ba pare dafay rugueuse la plupart et li gën a métti mooy bu la dalee rek da ngay woxatu donc day apparaître tout le temps ci li nga xamante ne moom moo di les nouveau-nés et les premières parties toujours yu muy feeñ mooy côté li nga xamante ne moom moo di joue yi wala bu yàggee mu dem ci côté épaule yi wala parfois nag plis yi nga xamante ne c'est des plis de réflexion mooy diggante loxo yeeg yooyu donc ñu demoon ci noonu dem seeti ki nga xamante ne moom moo di docteur Ndiaye Ibrahima di dermatologue donc moom mu wax ñu xeetu allergie boobu bu la amee naka nga war a comporter wu. asalaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ñu bëggoon leen faram fàcce tey benn feebaru der bu naan dermatite atopique wala eczéma atopique de l'enfant olof léeg-léeg ci gàttal di ko tudde toppum siti feebar la boo xam ne xale bi bu juddoo peut-être 1 mois ou 15 jours avant mën na ko commencer dal léeg-léeg ni mu koy commencer dal mën na nekk benn feebar bu naan dermite séborrheique de l'enfant mooy boppu xale bi day am karaas kanam gi am ay picc yu sew a sew a sew léegi mën na doore noonu léegi feebar bi nag ni muy manifesté woo mooy ay picc yu sew la mel ni piccu tàngaay di xasan di dem di dellusi dem dellusi bi moo ci jaaxal yaay ji ak parents yi feebar bi day dem di dellusi ñaar ak ñett sax boo demee ci médecin yi dina la laaj souvent ndax xale bi amul asthme souvent parents yi dañuy jaaxle ñu naan lu tax ñu ñuy poser question boobu ndax feebar boobu dafa am ay lien ay connexion ay parenté ak asthme terme bi ñu ko woowee yëpp mooy l'atopie un enfant atopique lenn la loo xam ne bu laalee der bi ñu ngi ko tuddee eczéma atopique bu laalee dënn bi ñu ngi koy tuddee asthme bu laalee bët yi ñu ngi koy tuddee conjonctivite bu laalee léeg-léeg mu laal bakken bi ñu tuddee que benn rhinite donc mën na nekk ñeenti fànn am na ci xale yoo xam ne sax léeg-léeg dina laal biir bi jox leen ay problèmes digestifs voilà donc muy benn terme bu ëmb buñ ko ëmbee ñu tuddee que atopie feebaru atopie la mooy genre sorte de allergie boo xam ne day génn ci xale bi donc di génn ci der bi di génn ci dënn bi di génn ci bët bi di génn ci bakken bi léeg-léeg mën na génn ci biir bi loolu tubaab tuddee ko donc eczéma atopique wala dermatite atopique de l'enfant muy feebar boo xam ne nag day sonal famille bi du nelaw na xale bi li koy gën a sonal mooy okkatu guddi bi xale bi toujours day okkatu boo demee médecin bi jox la jumtukaay léeg-léeg du yàgg 15 jours mu ñëwaat souvent ñoom bu leen dalee premier réflexe bi mooy ñu dem seeti pédiatre bi c'est vrai que ñun dañ koy partager ak pédiatre yi feebar la boo xam ne nee naa la ci am na ay symptômes yoo xam ne léeg-léeg symptômes digestifs yoo xam ne xale bi mën na di am ay vomissement wax yooyu ak ay jaar yooyu mën nañ ko partager mais quand c'est sur la peau c'est le dermatologue moo ko war a soigner léegi nag traitement bi foofu la difficile c'est-à-dire que booy traiter dermatite atopique boo demee ba poser diagnostic bi da nga war a convoquer la famille c'est-à-dire que dans le traitement il y a un projet de traitement familial c'est-à-dire que il faut que famille bi nga toog ak ñoom passer à la phase de communication et d'information c'est-à-dire que tant que toogoo expliquer famille bi lan mooy feebar bi yow da ngay am problème médecin bi dañuy revenir tout le temps il faut que yaay ji nekk un relais dans le traitement c'est-à-dire que yaay ji ci boppam moo war léeg-léeg nga expliquer ko bu crise bi amee comme asthmatique ni muy amee crise nga jox ko pompe xale bi bu amee crise ci peau bi yan traitement nañ ko war a jox loolu c'est extrêmement important donc famille bi dafa
voilà eczéma atopique eczéma waaw merci beaucoup Exidex eczéma atopique nekk feebar boo xamante ne jaaxal na parents yi ma doon revenir tuuti rek ci li nga xamante ne moom la pour parents yi gën a comprendre comme ça ñu xool nu ñu koy éviter les xale yi. waaye effectivement Bijou comme ni nga ko waxee rek donc je pense que docteur Ndiaye li ëpp solo wax na ko xanaa ñu baamtuwaat juste pour expliquer jàngoro boobu la plupart à partir de 1 mois wala bu xale bi amee 15 jours rek ci lay feeñ ci li nga xamante ne moom moo di yaramam donc parfois di nga gis sa xale boo xamante ne ci nampataan bi day am crasse bu bare boo xamante ne. ñu koy bëgg a dindi sax mais loolu du kii nan la tudd croûte de lait yi. voilà genre croûte de lait mais am na yenn yoo xamante ne du nekkati croûte de lait yow boo koy teggi da ngay gis une grosse plaque ba nga xamante ne juste pour montrer que xale bi mi ngi commencé am jàngoro boobu ñuy duppee l'eczéma atopique wala toppum siti donc symptômes yi comme ni ma leen ko waxee crasse yi nga xamante ne moom mooy nekk ci bopp bi parfois tamit ci joues yi comme ni ma ko waxee ñu wane ko ci image yi mooy xeetu bouton yu sew yi nga xamante ne day mel ni luy dagg-dagg te parfois sax dafay xasan ba xale bi parfois mun nay woxatu ba dagg li nga xamante ne moom moo di yaramam donc quand on parle d'atopie nag c'est juste pour dire que dafay causer nag ay allergies yu bare yoo xamante ne moo tax ngay gis tout le temps c'est en connexion au fait ak yenn jàngoro yoo xamante allergie yi ñuy duppee comme par exemple nee na bu fekkee ne dafa jàpp sa dënn moo tax ñuy naan xale bi dafa asthmatique donc dafa fekk dafa amee li nga xamante ne moom moo di eczéma atopique boobu donc ba eczéma atopique boobu nee na léeg-léeg aussi allergie bi jàpp li nga xamante ne moom moo di sa biir et là tu vois l'enfant a de sérieux problèmes digestifs da ngay gis ni biir bi day rëy bu baax lu mu lekk rek day mel ni lu ballonné donc loolu moom moo koy waral et parfois bu fekkee ne allergie bi dem na ba jàpp bakkan bi c'est à partir de là qu'on parle de rhinite et au niveau des yeux on parlera de conjonctivite waaye lu mu ci munti doon rek loo gis rek am na traitement boo xamante ne war nañ ko ci mën a def donc ci biñ ko laajee rek il nous a expliqué que traitement bi déjà dafa nekk un traitement boo xamante ne dañuy commencer par la prévention maanaam essayer woo njaboot bi parents yi di ma waxtaan ak ñoom par rapport ak naka la xale bi naka nañu war a comporter woo ak xale bi donc déjà mooy communiquer avec les parents ba pare aussi seet bu baax la ñuy solal xale bi donc lu ne mel bu ko dalee. surtout parce que dañuy gis bébé tout le monde vient ak ay cadeaux bu ñuy indil bébé bi cadeau nañu préférer yére yi en coton parce que souvent on se base sur ce qui est beau. Le beau min naa yëf yi le beau n'est pas prioritaire pour les bébés parce que bébé kenn xamul nan la allergie powam dafay sensible donc il faut du coton achetez du coton pour vos habits coton assurez-vous que c'est du coton. ma ne ak ñi xam ne dañuy dem jënd fëgg jaay yi tamit. fëgg jaay ça va parce que fëgg jaay c'est des habits de qualité. waaw waaye da ngay gis ñoo xam ne comme duñ ko fóot comme nu mu waree. dañuy ñëw rek comme fóot ko tuuti rek and then su fekkee skinu xale bi dafa sensitive trop. apart from loolu même boo ko fóotee sax da nga ko war a bàcc ba li nga ko fóotee yëpp dañ carrément parce que am na ñoo xam ne dañ si def soo fi am na ci grain de sel sànni ma ko ci wala passé bi waaw voilà waaw kay pour rey microbe mais côté passé bi laa wax duñ instead of nga wëlbati ko si lem-lem yeeg yooyu ak kii bi nga passé ko duñ ko passé noonu dañuy jël si kanam rek passé ko noonu te fekk si biir mooy laal skinu xale bi ak sometimes nga am doom nit ñëw jël ko ak yooyu nu fekk xëy na am na lu mu amee man am naa sama benn copine bi mu amee bébé dafa def statut ni mun ngeen ñëw xool ko mais pas de bisous pas de parce que am na am dañuy c'est vrai dañuy dafa dëgëragul oui c'est très faible non ma ci bëgg a wax mooy ñun dañuy naan nabb nabee nit ñi di ñu jël fi ñu paas ci koñ bi yëpp but it's different. ni màgg dañuy problème pollution bi yàq na environnement bi yëpp loolu la pollution bi la yaa ngi dégg ñoom seen jamono rek ñu wax dañu naan su ma waxee ci naan wërale koñ mais jamono c'est tout à fait bien mais léegi nag comme waxee pollution bi tu sais pourquoi ñuy wax parce que regarde xoolal dama lay expliquer du doomu tubaab de c'est une réalité am na bébé boo xamante ne si jour tuddam la nit ñi ñëw di biis fekk kenn ku ko biis am na hépatite bébé bi dafa décédé parce que système immunitaire am dëgëragul pour mun a défendre boppam amul anticorps pour xeex ak loolu donc biis yi ñuy biisu bébé yi surtout si gémmiñ xale kenn du ko biis si gémmiñ yow parent bi ñàkkal kees jouru ngénte bi man ngénte bu ma dem sama ngénte xarit wala ku ma jegee bébé bi laay gàddu dugg ak moom ci benn néeg toog kenn du ko laal loolu laay liggéey mais kooku yow man bu doon sama doom la ma la tegal sama doom non dama koy yóbbu laal ko bokkul xam nga am na loo xamante ni lan mooy différence bi bokkul c'est-à-dire kay xam nga xale bu juddoo
comme liir bu tooy man lu ñu koy waxee. nit ku ci nekk bu ñëwee liir bi am na fu ñu koy def nga tiim ko bla bla bla. duñ ci yem ci tiim dañ ko yëkkati fóon ko maa ngi ñëw waaw duñ ko tiim dañ koy fóon Excidex te ci gémmiñ lañ koy fóon liñ lay wax ni Excidex liñ lay expliqué ni c'est un cri de cœur boo xamante ne yaay yi dañ ko kaas ba sonn en tout cas man maa leen ñaan yaay yi ñàkk leen ci kersa bu leen bañ ku leen mere bu leen bañ ku leen xas jour ngeen kenn waxul yow yaay sonn maa leen ko wax man waxuma ne am ñoo xam ne si hôpitaux yi nga xamante ni bébé bi mu ngi doon la ko jox si leen ñuy ñëw di fóon si génn wallaay c'est ñoom jigéen ñi xanaa lay mais ñun gis nga dama lay may benn bu simple moo ko jox xoolal dama lay may benn bu simple rek nga xool ko rek ndeysaan dañuy jeexal dafa am xoolal gis nga liir ngeen baal ma doo nga ni góor ñi fóonuñu kenn ku ñuy fóon seen coro yi waxtaan wax dëgg ci la ndeysaan waaw léegi nañ génn ci coro yi ñu ngi ni ñoom ñëpp jóg nañ appulaaye ngi nii wagasu naan nii di ñamax ñi waaw Xaadim Cissé ngi nii di damm caméra yi arrêté leen bu daanee la li ngeen wax yëpp man d'accord naa ne liir bu tooy la ku ci nekk sa loxo da ngay tilim jóge fële la waaw yooyu exactement yooyu kenn du ko def waaye yow mi nga xamante ne mooy yow yaay ji mais yow yaa waram ful la waaw kay man xam leen la mënul biñ koy laajte da waaw bu day nelaw may ma man sama bopp sama doom bu ne puttu wala ci semaine boobu noonu ay taal su ma jugee ci àll ba damay tilim balaa maa ñëw si yaayam mooma naan dama nga raxasu ji waaw waaye mais jéene yor doom nag non but sometimes am na ñoo xam ne you could tell dama nga raxasu ji mais am na ñu leen alcool gel am na ñoo xam ne mënoo leen ku ñëw nga ko pompel li ñu lay wax ni yaay dañ koy dund c'est-à-dire que da ngay teg sa gel sax boo koy joxe ñu naan la moo kii dafa tubaabe wala ñu génn voilà donc yaa ko jur bu leen bañ ku leen ko wax protéger leen seen ay doom dina laaj sa doom day jékki-jékki rek yenu xale bi tas man ne indi laa lay wax awa gay ak ma ca ñàkkee sa loolu kafu ma ci réew ma ci raxasul ba pare raxasul ba pare ma doon ñu dellu si ci rubrique jàmbur bi génn nañ ci def yu ne fi tool nii donc li nga waxoon voilà moo donc traitement boobu li nga njëkk a wax c'est très important parce que le dermatologue il a beaucoup insisté sur le choix des habits donc impérativement na waajur yi jënd bu baax li nga xamante ne moom moo di coton éviter synthétique ak laine parce que parfois période de sedd dañuy privilégier laine te loolu yëpp c'est pas conseillé donc nee nañ aussi la température avec laquelle bi ñuy sàngee xale bi c'est très important yaay yi dañuy bëgg di tàngal ndox bu baax naan waaw parce que ci biir bu mu nekkoon ak yooyu non nee na c'est important xale bi da nga ko war a def au tiède te bu ko dalee sax du tout le temps sax nga war a farataal sangu bi comme tey nga nettoyer ko suba nga sangu ko pour ne pas affaire bi di gën a yokk parce que mun na ko yokk donc ce qu'il faut au tiède c'est très important la température de l'eau ba pare leneen li ci gën a am nag mooy utiliser des savons très gras maanaam ay mbir yoo xamante ne dafa niin ba tax na sax même léeg-léeg ci ndox bi nee na mi ngi demander à ce que ñu rajouter ci ay huile ay diwlin ak ay huile ak yooyu comme ça dina hydrater peau xale bu baax parce que loolu ça a tendance à être rugueux mooy dafa dëgër donc leneen aussi li mu wax aussi parfois mun na causer tamit ay problèmes comme lu mel ni ay allergies alimentaires léeg-léeg dafay joxe li nga xamante ne moom moo di toppum siti boobu donc na gars yi di def très attention di moytu bu fekkee dal na la na ngay éviter gerte di éviter nen ak di éviter lépp loo xamante ne dafa nin torop mais surtout gerte ak nen donc mi ngi conseillé bu fekkee toppum siti dal na la na nga fexe ba na nga ko wàññi bu baax a baax a baax donc di def très attention di utiliser ay lait hydratant ba pare nag heureusement li ci gën a neex rek mooy jàngoro boobu par contre mun na disparaître boo demee ba am 9 ans wala à partir de 3 ans mu disparaître complètement mais même bu feeñul ci sa yaram léeg-léeg facilement rek bu fekkee environnement bi baaxul et tout mun nga am allergie mu jural la nag comme yi ma tuddoon sànq ay asthme ak yenn xeetu jàngoro yu bijou ñu jéem a protéger waat environnement bi rek ndax lii dal xale yëpp loolu moo ko waral 88 628 22 22 88 628 04 05 teggil ma sa tur yi tiire wuñ ko ñi ci ligne bi rek bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko